reparti pour une nouvelle semaine ak Soir d'info ñu àndaat rek ni ñu koy defee ba 20h45 di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar tey rafetlu tànn bi ngeen tànn télévision Futurs Médias bu waxtu wi jotee ñu ñëw rek ci wàllu actualité boo xamante ne nag jamono ji politique bi fës na ci loolu bokk na ci li nga xamante ne moo di Khalifa Ababacar Sall doon daje tey ak ay militants am taskatu xibaar yi teew fa daa ñu ñëwaat gën a yaatal ci la nga xam ni jukki na ko fa kenn ci ay ndawam di Babacar Thioye Ba jege ko loolu nekk tamit le directeur adjoint bu directeur de cabinet adjoint voilà j'y arrive bu maire Soham Wardini dalal jàmm ci plateau monsieur Paar. maa ngi lay gërëm di la sant ci woote bi ngeen ma woo tey ma sawar ci trop ñëw wuyu si leen di xaar seen i laaj. d'accord dañuy ñëwaat tamit ak ni ñu koy defee saa su nekk ak Pape Djibril Fall daal di jóge Touba naa indaale ay sérité yu am solo ma bàyyi la nga nuyu askan bi di la nuyu bu baax Aram di kontaan aussi retrouver plateau bi di nuyu Babacar bu baax a baax di ko masawu ci coono yi ndax jóge ci màggal enchaîné waat ci beneen événement c'est pas évident di sant yàlla bu baax nag ci loolu di féliciter surtout mobilisation bi nga xamante ni groupe Futurs Médias def na ko ci composante am yëpp pour permettre à tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs pour ñu vivre màggal bi intensément je pense que ne def nañ ci liñ ci waroon def ils ont même été au-delà des attentes je pense que ne loolu lu am solo la di la wax rek ne ñoo ngi wàcc waawoon aussi incha allah ak kër diine yi nga xamante ni yëpp dinañ fa gàmmu muy Kaolack ak Ndiassane ak fépp ak Thiénaba li ci am solo rek mooy yu mel noonu su amee ay moments c'est vrai de communion la de retrouvailles la waaye ay moments yoo xam dañuy fortifier sunu foi ci sunu borom la André Malraux dafa doon wax ne le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas adduna bi métti na méttiwaay boo xamante ni bouleversement yi demee na noo xamante ni képp ku amul ngëm je pense que ne doo ko fekk leneen li nga xamante ni aussi c'est important mooy le discours du khalife général ci bi nga xamante ni moo ngi fàttali ñëpp kenn ku ci nekk sa responsabilité première sa mission classique ci li nga xamante ni war na la ci société bi ngir ñu am société bu mucc ayib di fàttali aussi li nga xamante ni moom mooy les points à améliorer pour ne pas dire les mauvais points waaw pour ne pas dire les mauvais points de l'État muy ndox bi metti woon na trop assainissement bi kazalika je pense que ne au-delà des CRD CDD il faut un programme un plan boo xamante ni xanaa dañuy xool sur 5 ans 10 ans parce que dëkk buy recevoir 4 millions de personnes ci 96 heures il faut que ñu xool bu baax nan la ñuy def ba dalal leen et que définitivement ñu gouvernement xam ne li muy def ci kër diine yi c'est pas une action de solidarité c'est une obligation. très bien dinañ ñëw tamit ci xibaar yi ak la rédaction buñ ci noppee ci ñaareelu pàcc bi ci 20h bi ñu ñëw ci limogeage yi nga xam ni jamono ji mu ngi mel ni tulleeg màlle buñ ko sañee waxee noonu ndax it bokk na ci bi nga xam ni moo gën a fës di bu Sori Kaba gannaaw kàddu yi mu yëkkati ci grand jury ci RFM ak Babacar Fall ñëw ci ñetteelu mandat bu président Macky Sall bu ñuy laam-laamee donc loolu daañ ci dellu si waxaat it ci ñaareel nit yoo xam ne ñi ngi bokkoon ci session bu comité des droits de l'homme fële ci Genève mu di Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck teewoon fa am kàddu yu ñu yëkkati ne réewu Sénégal moo ko wax jëm ci kaaw Karim Wade lu ci mënta am daañu gën a yaatal ci kanam après 20h ak ki nga xamante ni moo di Pape Mahawa Diouf nekk coordonnateur cellule de communication bu Benno Bokk Yaakaar ci kanam lay doon incha allah ñu dellu si monsieur Ba Khalifa de dafa woote ñëpp daw fekk si ko surtout journalistes yi ci tënk lan lañ mën a jàpp ne mooy quintessence woote teyam. waaw d'abord li ma bëgg leeral mooy woote bi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall woote woon na ko tey dafa nekkoon ab daje ak moom ak ay militants parce que dégg naa ñu bëri dañoo yaakaaroon ne conférence de presse maanaam daje la ak presse bi. loolu dinañ ci ñëw incha allah waaye daje tey bi solo bi moo doon ba ko yàlla génnee foofu mu nekkoon ba léegi naam gis nañu mi ngi dem ci kër kilifa diine yi mi ngi dem di nemmeeku ñenn ñi wala di jaale ña ca des mais amagul woon jotaay boo xam ne toog nag ak ay militants am tey nag solo daje bi loolu la woon beneen solo bi moo doon mu saisir occasion boobu pour génne ay kàddu naam génne na ay kàddu ci visite yi mu doon def ci kër kilifa diine yi waaye tey dafa nekkoon kàddu yoo xam ne gannaaw bu mu gërëmee ña ko jàppale ci natt bi ko yàlla teg yépp ci seeni ñaan ci seeni taxawaay wala ci ñi nga xam ne sax doon nañ dem foofu mu nekkoon di ko seet mu jël ay kàddu yoo xam ne daf ko jëmale ci ëllëg ak ci réew mi
ci tënk mun naa wax ne kàddu Khalifa Ababacar Sall yi tey kàddu yi mun nañ jàpp kàddu la woon ci Sénégal ak ci ëllëgu Sénégal. alors am na loo xamante ni yitteel na ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa balaa ñuy wax ci li jëm ci Sénégal mooy moom sooram déjà ndax dafa génn ci jafe-jafe waaye am na lënt-lënt yoo xam ne mi ngi ci yoonam pour mu mën a bokk ci ay jongante yoo xam ne war na mën a ñëw ndax ponk boobu doon nañ ko ci xaar lu tax yegg si wu si. xam nga boo leen fàttalikoo bataaxal bi nga xam ne bindoon na ko le 29 août ba la ñu génn. benn weer avant mi génn foofu nga xam ne yàllaa ko fa dugaloon am na wax ju am solo ju mu waxoon dafa ne woon Sénégal moo sut suñu bopp moo ñu sut ñun ñi Sénégal ñun ñi nga xam ne ay nit lañu. njëriñu Sénégal moo ëpp doole ku ci nekk sa mbir yow donc mu mel ni tey Khalifa Ababacar Sall bi muy wax li mu wax te ñëpp dégg ko. mooy Sénégal la wax ci tolluwaayam ak ci ëllëgam waaye balaa ñuy daaneel am na wax ju am solo ju mu wax parce que nee na moom tey la gën a farlu ci taxawaayam. ngir Sénégal. mais ban taxawaay la am exactement. taxawaay bi wax na ko xam nga boo leen dégloo kàddoom. kàddu gi bu ma ko gannaaw remerciement yi nga xam ne moom la ci njëlbeen moom la doore kàddu gi mën naa ko résumer. ñetti yóbbal la ak ñeenti gis-gis ñetti yóbbal yi dafa ne benn ñun de gannaaw yàlla lii ñu nekk nii buñ ci génnee parce que dañu xam lu ñu doon te lan la ñu doon ñun dañoo nekk ay ñoo xam ne ay socialiste lañu maanaam valeur yi nga xam ne mooy valeur socialiste mi progrès di liberté di justice sociale di démocratie valeur yooyu la ñu mbubboo valeur yooyu moo ñu aar ba lii ñu nekk nii ñu génn ci donc nañ ci gën a jàpp boobu mooy yóbbal bu njëkk bi ñaareelu yóbbal bi mu ne li nga xam ne moo ñu wuteele ak ñi yor nguur gi mooy bokkuñu xalaat ci ni ñuy defee politique ak ci li ñu war a def ci réew mi ba tax na ñun de tey la ñu gën a sax ci kujje gi nañ ci des ba keroog Sénégalais yi di ñu dénk réew mi ñaar ñetteelu yóbbal bi mu ne taxawaay boobu ñu am ci li ñu doon ak ci kujje gi loo koy mottali mooy conclusion assises nationales yi nga xam ne bañ koy sumb ci la ñu bokkoon bañ ca noppee ñu waroon koo jël appliqué ko loolu lañ diggee woon loolu lañ diggoon Sénégalais yi ñii falu te bokkoon ci assises yi jël teg ko fële moom mu ne moom tey la gën a sax ci assises yi te incha allahu rabbi engagement am mooy bu ko yàlla dénkee réew mi conclusion assises yooyu du ci naatable benn yooyu mooy ñetti ñóbbal yi ñeenti gis-gis yi mu ne bu ci njëkk Sénégal dox na jamono yi ñu génn am na ay yëngu-yëngu ak tolof-tolof yoo xam ne naam yàqul nekkin bi ñu nekk comme nation waaye jot na koo gësam mu ne donc doon na baax ñu xoolaat suñu ànd suñu nekkin comme nation jéem ko gën a dëgëral ñaar mu ne waaye liy dëgëral ànd bi ñu ànd ci biir nation mooy ñu fexe ba gouvernance c'est-à-dire que nañu yore réew mi ñu fexe ba def ko loo xam ne day nekk gouvernance boo xam ne day tëddee njaxanaay te day respecter état de droit respecter aussi droit wu nit ñi kooku mooy refonder la gouvernance à travers un nouveau pacte républicain. Babacar baal ñu li ngay wax ni ay incantation politique la te gisuñu ci nga baal ma te gisuñu ci originalité lan moo nar a nekk démarche am ak taxawaayam fi mu ne nii nga xamante ni lii nit ñi doon xaar une certaine opinion tey wax nga ko léegi nee na au-delà de yàlla donc dédouané na ñi nga xamante ni système bi nga xamante ni jàpp nañ ne moom moo ko yóbbu fi nga xamante ni foofu la nekkoon tey jii moom avenir am forcément passé moom moo koy déterminer parce que jusque là fi ñu taxaw di wax ni mënul bokk ci jongante boo xamante ni dañu koy def tey jii lan mooy stratégie bi lan mooy combat bi lan mooy taxawaay bi parce que jëmuñu ci élection on est encore 2024 et encore loin posture bi lan lay doon fi mu ne ni exactement ba ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ànd ak Khalifa Sall xam fan la ñuy taxaw bu foofu laa jëm xam nga ku taxaw wax ay yóbbal mais xam nga booy wax ay refondé non xam nga ku taxaw wax ay yóbbal ba pare wax gis-gisam kooku mi ngi ci yoon boo ma mayee rek ma yegg si ci. wala campagne bi ngeen deful ngeen namm. ñetti yóbbal yi tudd naa ko tudd naa ñaar ci gis-gis yi
ngeen may ma yeggali ñaar rek a ci des ñetteelu gis-gis bi mu ne nguur la tax nit ñi di ko topp la tax nit ñi di ci sax la tax nit ñi di ko gëm mooy mu amal leen njëriñ am taxawaay boo xam ne ku ci nekk ci li ngay xaar ci nguur gi dina la ci fekk si maanaam delloo si finalité humaine de la politique di def politique ngir nit ñi. mais loolu principe bi la Babacar. ci principe bi laa nekk xam nga boo bëggee sax weesu na principe ay orientation stratégique. non il rappelle les principes. orientation stratégique la ñeenteel bi ma daaneel. mu ne suñu économie na muy doxee jamono ji mu nekk économie boo xam ne lañ ca am bitim réew la jëm ndax ña ngànk économie bi ñoom ñëpp waa bitim réew mu ne loolu dañ koo war a wëlbati ko mooy fexe ba am économie boo xam ne benn day xarañ day yaatu day yaatal waaye ñu koy jàpp te ñu loxo ñu muy nekk. yow jàpp nga ne Khalifa avant muy dugg ci kaso bi amuloon gis-gis bi. waaw donc xam nga fàttali ak leeral. non dama ne ndax da nga jàpp ne est-ce que c'est un Khalifa new look boo xamante ni il vient de découvrir wala ndax ci prison bi la yëgee ne. lii dañ ko war a def non mënumaa wax Khalifa new look. parce que yaakaaruma ne ci gis-gisu politique am na lu ci soppeeku peut-être que ci nit ki am na lu soppeeku mais ci gis-gisu politique am amul dara lu ci yow soppeeku. lan nga jàpp ne ci nit ki moo soppeeku. non dinaa ci ñëw may ma rek ma yeggal. fekk na yaa ngi dajale xam nga mi ngi ci. moom ay gis-gisam la indi ak ay noppi naa ci gis-gis yi sax léegi ma tontu la. waaw ci fu mu jëm. waaw fu mu jëm wax na ko. mooy tey la taxawaayam gën a dëgër lii nga xam ne mooy yéeneem mooy lii mu gëm bokk ak ñun. ñu fexe ba yaatal ko ci ñeneen ñi nga xam ne dañ koo gëm ni ñun te ànduñu li jëm nag ci moom avenir politique am xam nga wax nga ko boo seetloo waxu ko parce que benn dañoo jàpp ne avenir ak bu mu mënti doon ci loxo yàlla la nekk mais dafa am débat boo xam ne mun nañ cee dugg waaye ne man bu doon sama sago duma ci wax mooy débat wu ndax éligible na wala il est inéligible. fu mu jëm kat loolu dafay déterminant. waaw mais loolu dinaa ci tontu. mais fait bi lan la est-ce qu'il est éligible fii ñuy wax ni ma tontu la ci. tontu bu leer nañ. man li ma jàpp mooy. nit sa àq ak sa yelleef charte réew mi moo la koy jox. te buñ la ko waree dinil ndax dangaa def wala dangaa taxawee naka su dul noonu ab àttekat rek ko mën te boo leen seetloo. Khalifa. yoonu àtte bi mu jaar yépp mooy xam ca tribunal correctionnel la moo xam ca cour d'appel la wala ca cour suprême amul kenn ci àttekat yooyu koo xam ne nee na ko daan naa la lii ngay tëdd ci kaso lii ngay fay ci amende lii ngay fay ci droit dommages et intérêts ba pare ma teg ci conformément à l'article 34 du code pénal ne la xañ naa la say àq ak say yelleef ci wàllu politique. Babacar lii ngeen foogoon ci parrainage bi ba wuti ay parrain waaw ñëw ba ñu am ngeen ko ñu génne leen ci combat boobu ñu génne leen ne leen mënu leen a nekk candidat est-ce que tey jii discours bi ngay am nii nga xamante ni daanaka leerul ci taxawaay bi clair obscur la c'est vrai que dafay mel ni am na lu ngeen di doo xam ñemewu leen ko tudd vous ne nommez pas les choses est-ce que loolu tamit mënu leen a yóbbuwaat ci ngeen toppaat benn processus ba egg ca cappaandaw jo ñu ne leen mënatu leen bokk du benn moo tax ma ne la fii ñu toll nii yow quelle est la conséquence ci ni mu génne kaso nii ak procédure fi mu jaar lan mooy conséquence bi actuellement exactement conséquence bi wax naa la ko tey la taxawaayam gën a dëgër tey la ko Sénégal gën a njor mais pour affaire éligibilité parce que visiblement loolu mooy question bi oui li ma la ciy wax mooy naam dëgg la ci présidentielle yi mënu la bokk ndax xañ nañ ko waaye boobu dafa fekk ñaar bu njëkk bi mooy ab mbetteel am ci parce que mënuñu woon yaakaar ne conseil constitutionnel dina jox boppam sañ-sañ boo xam ne yoon jox ko ko parce que conseil constitutionnel amul on va refaire le procès waaw mais yëpp ay étapes yu ñu weesu ba pare ci foofu laa jëm xam nga conseil constitutionnel daf ñoo bett ci forfaiture bi mu def mais comme bett nañu te voie de recours yi fii biir Sénégal jeexoon na amuñu woon benn pexe mais fii ñu jëm wax nga ko sànq élection yi yenn yi kenn xamul kañ la ya ca des yàlla xam kañ la balaa boobu xam nga ku nóobi ndey sa maam foo gis lu ñuul mu daw dinañu waajal suñu bopp ñun li ñu gëm te loolu tey li ñu ciy conforté mooy boo demee fële ca France bi nga xam ne daanaka lépp lu jëm ci affaire loi ak règlement Sénégal foofu la inspiré wu article L31 bi nga xam ne moo am ba mu amee France conseil constitutionnel u France dafa ne article bi méngoowul ak constitution parce que déchéance maanaam xañ la say ak say yelleef mënu la nekk lu automatique
ki la mën xañ ak say ak ay yelleef mooy. àtte mais Babacar yow da nga may tiital nag. parce que ñoom am na yaqin ci li muy non mais man li ma ko bëgg a laaj mooy yéen ni ngeen toll ci élection ak ni ngeen xamee élection Khalifa Sall nekkoon fi yor ay nomba tànk yu rëy jóge fi sax dem di accompagner ay processus électoral tey jii mu daal di dellu siwaat ñu nekk dans les liens de la détention ay kàngam tamit nekk ci parti ñu loolu lañ jàpp ci coalition nan ngeen mën a taxaw di wax sénégalais yi ne li conseil constitutionnel daf ñu bett te amuñu woon beneen pexe ak ni ngeen taxawee woon jàpp ne war ngeen a jël nguur gi mbetteel boobu nan nga koy expliquer xam nga bu ma nee amatuñu woon beneen pexe mooy pexe ci wàllu yoon mais pexe kay ñàkkul woon parce que pexe mun naa nekk sur le plan politique benn ci pexe yi moo doon jël suñu candidature teg ko na li jàppale benn candidat comme mënoon nañu def af loo xam ne ñun jàpp nañ ne waruñ koo jikkoo mooy nekk ci mbedd bi fitnaal nit ñi fitnaal réew mi mais loolu suñu leader jikkoowu ko te ñun nanguwuñ koo jikkoowe mais fi ñu toll nii xam nga damay faral di wax ne ñi yor réew mi yor justice su réew mi bu ñu yaakaaree ni justice ci suñu frontières yi la yam dañuy nax seen bopp justice tey dafa weesu suñu réew yu tuuti yi du ñàkk nag ci fan yi ci bés yi ci ay bés yi wala ci weer yi ñun ñu dem ci ay juridiction yoo xam ne mbir moomu dinañ ko leeral combat bi dañ koy gën a wéyal tey di nga combat bi ci nii wala ci nee dinañ ko wéyal ndax Khalifa Ababacar Sall parewul pour wëcc politique parewul pour banque loxo. mais damay ragal ngeen am beneen betteel amnistie bi ngeen di wax. déedéet ñun waxuñu amnistie mosuñu dégg ñu wax amnistie. waaw may ma àggali. amnistie bi nit ñi di wax. waaw ndax yéen nekk loo xamante ne ci ngeen war a jublu pour mun a fexe tey daal di yombalal seen leader ci li nga xam ne moom ngeen bëgg a jëm ndax grâce bi noonu ngeen doon wax bëgguñu ba xëy ñu ne leen ko am. ngeen jël par force ndax xam ngeen ni soxla ngeen ko. amnistie boobu tamit dafa essentiel pour mu mën a dem ci jongante yi ñuy wax. ponk boobu noonu ndax du ngeen ci taxaw. amnistie comme grâce bi laajuñ ko tey laajuñ ko ëllëg dama bëgg mu leer ñun laajuñu woon grâce ñu jox ñu ko wax nga ko laajuñu amnistie. bu ñu leen joxee ngeen jël. non xaw ma ndax dinañ jël wala duñ jël mais li ma bëgg mu leer mooy amnistie daf lu koy wutelee grâce grâce xam nga dañoo tànn ci ay nit ne leen féexal nañ leen mais amnistie du yem rek ci féexal ay nit. c'est des faits, c'est l'Assemblée nationale. ay jëf lay féexal. te Assemblée nationale voilà te assemblée ko bu ko defee ne man jamono ji ba jamono ji képp ku def lii ak lii ak lii ak lii toppatuma la jéggal naa la loolu mooy mun naa weesu Khalifa Sall dal ci ñoo xam ne tey peuple sénégalais ñoom soxla nañu laaj ni ñu yoree réew mi ak yi ñu leen tuumaal ci réew mi tey justice bañ cee wax donc li mel ni amnistie ñun mënuñ cee ànd. parce que bu dee day couvrir fi nekk ñoo xamante ne ñu ngi leen di waxal muy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall te gis nañ ñu président Wade ak président Macky ba ñu déggoowee ca Massalikul Jinaan ba génn quelques jours lañ ci teg ñu gis li nga xamante ne Khalifa am na ko wala boog da ngeen di sukkandiku ci rapprochement boobu xalaat ni xëy na ponk ba danañ ko fa waxtaanee. xam nga la président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall di waxtaanee loolu ñoom la concerné ñun xamuñu bokkuñu parce que nag ku ci nekk da nga am sa identité. nañu dimbali rek ba la xew ca wàll boobu ñu bañ ñu cee boole parce que kenn warul kenn dégguñu. mais Babacar man li ma lay laaj mooy yow léegi da nga li su ma déggee sa wax yëpp. mooy combat bi yéen ci fi ngeen ko bëgg a mëne mooy à l'international. non pas seulement. waaw mais loolu jusque là loolu nga wax. waaw léegi bu fekkee ne am na beneen plan boo xamante ni beneen stratégie boo xam da ngeen ko am au niveau interne. ngeen wax ñu ko mais à l'international dañoo gis ne boo jëlee dossier Karim Wade bi. dañu dem CEDEAO xupp Sénégal faalewu ko comité des droits de l'homme bi ñu jógee gis nga li nga xamante ni ministère des affaires étrangères def na ko ci rapport est-ce que jàppoon ne mbetteel bi nga wax nii ne amoon ngeen ko ci fële ci conseil constitutionnel ndax yéen a ngi prévoir aussi lu mel noonu pourquoi tey jii ngeen jàpp ne ressources endogènes yi ngeen yor tey mënu leen a permettre li ngeen bëgg ci Khalifa Ababacar Sall ngeen am ko dama laa tontu ci benn wàll mooy dañoo ñàkkoon temps ak lu ñu jëmale ci yoon ba conseil constitutionnel de décision benn ci wàll bi laa mën nañoo dem ci juridiction internationale waaye ay politique lañu bu leen fàtte loolu li nga xam ne mooy ADN suñu combat c'est le combat politique bi fii lañ koy mën. yi ngeen defagum yëpp da ngeen ko perdre. waaw mais xam nga ñàkk ay combat taxul la ñàkk. guerre ba xam nga loo gis rek contexte la tey yàlla def na ki nga xam ne. mais ki ngeen ko seqal ne sëriñ daara la ci wàllu politique de. ki nga xam ne moo ñu jiite yàlla def na mi ngi ak ñun xam nga combat yi la yëpp bañ koy mëne Khalifa ngi fa mu nekk
ñun ñu ngi ci biti. tey Khalifa ak ñun man li ma jàpp mooy moo ëpp solo mooy balaa ñuy def jéego ci combat yooyu mooy naka la ñuy def ñun pour defaraat suñu biir suñu taxawaay organiser wu. mais yéen ñan organisation boobu ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Ababacar Sall xam nga suñu. mais ñan la ñi Khalifa njabootee justement. mais ñan la parce que dàq nañ ko parti socialiste. dafa nekk njaboot gu yaatu. mais ñan la. mais moom laa lay wax am na ay socialistes yoo xam ne parti socialiste lañu jógee am na ñoo xam ne ci yenn parti lañu jógee am ñoo xam sax naam mosu ñoo def politique. mais actuellement Khalifa Sall lan mooy appareil am. mënumaa wax ne am na appareil bu dee appareil dafa mel ni parti politique aujourd'hui Khalifa li nga xam ne ci lay jóg ci lay nekk di liggéey te ñun loolu lañu gëm mooy façon bi ñu doon defee politique à travers ay parti façon boobu jamono daf koo weesu donc li am solo mooy créer dynamique maanaam créer mouvement boo xam ne loo xam day dem moo ëpp solo créer loo xam ne mais ñoom ñan la si àndal. mais ñi mu àndal tey ak ñi nga xam ne tey ba muy wax ci discours am tudd na leen mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñun gëm-gëm bokk ak ñun ay valeur te ñu ubbil leen yaatal leen ñu ñëw ànd ak ñun ñu dox jëm ci kanam parce que tey waxaat naa ko sànq mooy la ñu solool mooy Sénégal mooy kanamu Sénégal day nekk ak Khalifa Ababacar Sall bu neexee yàlla wala mu nekk ak keneen mais li ëpp solo xam nga li ñu war a bàyyi au Sénégal mooy jàpp ne politique dañ ko war a yemale ci ay nit yàlla def na tey Khalifa Ababacar Sall mooy suñu leader mais man li ma gëm te gëm ko te xam ko ci moom mooy lii nga xam ne mi ngi koy dox bu doon suñu sagodi mu mottali ko ngir njëriñu réew mi waaye jéego bu mu ci def du ko teree xalaat ni suba mun naa mottali jéego yi mu ci def loolu moo ëpp solo mais bu ñu yemalee politique ci nit ñi rek loolooy tax nit ñi bu ñu faloo foog ne ay buur lañu. kon tey mën nañoo envisager tey ci dynamique boobu ngeen di créer ñu dem au bout du compte ñu ne Khalifa du profil bi nga xamante ni moom moo dëppoo ak pour conduire li ñu jël keneen ci seen biir mu diriger ko. mën naa nekk te yaakaar naa ne Khalifa am na humilité boo xam ne. contrairement à d'autres. bu ñu tolloon ci jamono jooju aussi dina ko comprendre. waaw kon léegi da nga koy wax ni lay jàppale ne leen bu ñu ci eggee ci pandaw ja suñu conseil constitutionnel bettatee. keneen dina ñëw. xam nga de débat juridique bëgguma ko am mais xam nga même li ngay wax nii. si on se projette pour l'élection présidentielle. même déchéance bi ngay wax ne am na te man ma gëm ne amul parce que benn àttekat waxu ko. même déchéance boobu gën caa bëri 5 ans lay yem. te boo calculer 5 ans yooyu balaa bu jeexee dina boobu présidentiel yi du jotagum man li ma gëm. léegi 1 milliard 800 yi yoral na ko état bi. waaw xam nga loolu ab tribunal moo jël décision ne yoreel na 1 milliard 800 ci lu ñu jaaxal sax parce que xaalis boo xam ne mairie Ndakaaroo ko moom. nga ne mairie Ndakaaru mënul a nekk partie civile. 5 millions lañ mujjee. waaw waaye état du Sénégal bi nga xam ne dërëmam bokk ci nga ne moom mooy partie civile te moom mooy fay ko 1 milliard 800 xam nga loolu attekat ba jël décision boobu moom leer na ko ne décision bu mu. léegi Khalifa génne na xelam léegi ca mandat député ba ak mandat mairie ba génne na ci xelam. non xam nga Khalifa Sall. foog naa yéen ñëpp xam ngeen ni façon nombal tànk bu nekk am na ko ci réew ba muy gone ba léegi parce que ba muy nekk député 1983 la boo ko génnee ci ay atam ab gone la woon donc am na nombal tànk bu nekk te di nga nombal tànk yi naam yàllaa koy joxe waaye nit ñi aussi buñ la joxee nga def la nga war def te man loolu mooy sama conviction mooy foo def ñaar mënatoo fa yokk c'est-à-dire dama am benn phrase boo xam ne ngeen baal ma ci nasaraan laa koy wax dama doon dégg Sarkozy di ko wax Chirac ci élection présidentielle 2007 yi ba Chirac di laam-laame ndax dina demaat wala du dem Sarkozy ne l'énergie qu'on met à durer on la met pas à faire xam nga maanaam kattan bi nga xam ne moom ngay def pour toog sës fa nga nekk dootoo ko defati ci liy jëmale fa nga nekk kanam. waaw teewu ko ñëwaat en 2016 aussi ne day bokkaat ci élection yi 2017. waaw mais moom fekk na benn mandat la def. mais li ma la bëgg expliquer mooy Khalifa Ababacar Sall fi ñu toll nii Sénégal la ko ñor naam Dakar mooy fiefam moo nekk ci xolam waaye tey jéego bu mu teg rek. jéego la boo xam ne pour Sénégal l'impression que da ngeen juutal mbir yi c'est-à-dire njëkkee ci Sénégal la moo ma ñor moo ma lii day fekk tamit yow nga nekk ci anam yoo xam dina la permettre loolu ngay yóotu kat wala nga am si yéene nga mën koo doxal mais ci li mu la laaj léegi ci mandat yi waxoo ndax mën na ci ñëwaat. wala amal na ko mandat bu dee mairie Dakar la bu dee mairie Dakar la man jàpp naa ne tey Khalifa Sall la mu waroon def Dakar fa ko yàlla yemale def na ko. bu dee mairie bu dee député la nag. Soham Wardini ci seen dynamique boobu lay bokk wala. Soham Wardini ba jamono ji ma wax ak yow
mi ngi ak ñun. Bamba Fall jàpp naa ne mi ngi ak ñun. bëgguma nekk di lim ay tur mais ci liet naay la non xam nga non Bamba Fall c'est un proche de Khalifa. moo tax foog ñu laaj ko moo tax bu ñëwul tey moo tax bi Khalifa di dajeeg militants yi dafa tukki. ndax mi ngi woon foofu c'est Bamba Fall dafa tukki. mais nag yàgg naa Cheikh Gueye dafa tukki. est-ce que invité woon ngeen ko. non dafa tukki xam nga ku tukki aussi soxna si. mais c'est pas la première fois muy wutee. non en tout cas tey jii li ma leen mën a wax mooy Cheikh Gueye nekku fa woon Bamba Fall nekku fa woon Idrissa Diallo nekku fa woon. parce que ñoom ñëpp nekku ñoon ci Banda Diop ñëwul. man damay wax ñi nga xam ne ñoom laa àndal. très bien te comme bëgguma ñëw ci plateau aussi di lim koo xam ne la may wax. non dañu foogoon ne ci liet naa yi la bokk ba tey. ah kooku sa appréciation. alors dinañu ñëwaat si moom ci kanam tuuti lay doon dañuy dem seetaani benn page de pub buñ ci noppi jublu ci xibaar yi daal di dellusiwaat.